man la daan Bamba Kane bu parti Rewmi ñi nga gis aussi ci sama wet ñëpp ay responsable ay militants de première heure lañ yi nga xamante ni mun nañu wax ne ñoom ñoo sos parti Rewmi fii ci département bu Mbacké. Bon li ñu dajale fii nag je pense que lenn la ndaxte dafa am suñu benn militant soi-disant militant wala sax benn nit boo xamante ne nii dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci parti Rewmi rawatina ci gox bi ñu nekk muy département Mbacké ak Touba. ñu dégg mu wax ay wax yu bëri yoo xamante ne ni vraiment ñun d'après analyse yi ñu ci def dañu gis ne mérito na ñu def ci réponse boo xamante ne nii dina indi ay leeral yu yaatoo yaatu ci li nga xamante ne nii moom la wax muy Mohamed Cissé. fi ñuy njëkk a tàmbalee mooy Mohamed Cissé d'abord il faut que ñu wax leen moom mooy kan. benn nit la boo xamante ne nii dafa am passion ci parti Rewmi am passion ci président Idrissa Seck ñëw rejoindre parti Rewmi le 18 ou le 19 décembre 2017. loolu nekk 1 an et quelques jours avant les élections présidentielles 2019. moo ñu dégg ci conférence de presse bi mu def mu wax ne 70% électorat bi président Idrissa Seck am ci élection présidentielle 2019 yi moom moo ko gagné alors que loolu ñu xamal ko ne c'est archiment faux. avant Mohamed Cissé Idrissa daf doon am ay résultats yu baax ci dëkk bi ñu nekk. beneen bi si gën a am solo te presque mun naa la wax ne moom moo tax ñu organiser suñu point de presse bi mooy que dañu dégg ci kàddoom mu ne parti Rewmi puusul paasul mu bëgg xamal ne ko parti Rewmi mi ngi puus mi ngi paas mi ngi dugal mu ngi am ay résultats mu ngi am ay victoire. la preuve mooy élection yi passé Sénégalais yëpp nee nañ ginnaaw Macky Sall Idrissa mooy ki nga xamante ne nii moom moo ñu doy loolu mooy moom moo jël 2e ci élection présidentielle yi nga xam ne moom lañ génn selon résultat yi ñu génn même su fekkee ñun d'accorduñ ci à 100%. donc parti bu puusul paasul mënul am résultat yooyu. li mu ko bëgg a xamal foofu nag fii Touba dafa am ay responsable yoo xamante ne nii ñoom ñoo liggéey loolu ku mel ni As Diagne ku mel ni Mafari Ndiaye ku mel ni Adja Aram Gueye ku mel ni Mama Momi ku mel ni femme brave yooyu nga xamante ne nii moment élection yi soo leen gisee da nga leen di yërëm parce que lekk ñu naanuñu tëdd ñu nelaw ndax Idrissa am ndam ñooñu tey lañ gën a jàpp ne ci campagne lañ nekk bépp liggéey bi nga xamante ne nii daf leen war pour Idrissa am ndam ñoom ñu ngi ci guddi ñu ngi ci bëccëg kon parti bi mu ngi paas mu ngi puus mu ngi dugal mu ngi am résultat mu ngi am ay victoire yoo xamante ne nii 2024 lañ koy fêter incha allah donc loolu laa ne woon dinaa la ko xamal que fii nii ci département bi du yow yaa fi dogal xamoo fi dara gan nga fi woon di tenter business politique ñu ne la loolu mënul jàll parce que déjà ku mel ni man ak ñeneen ñi nekk sama ginnaaw ni yëpp dañu am ay conviction dañu am ay principe pour def politique mais pas pour def business pour def politique. principe yi ñu am mooy dañu jàpp ne Idrissa su nekkee président Sénégal dina changer mais pas pour changer suñu statut wu bopp loolu taxul ñu dugg ci politique li tax ñu dugg ci politique mooy principe yi ñu ak gëm-gëm yi ñu am ci ànd ak le président Idrissa Seck jiital ko ànd ak moom pour que Sénégal mën a soppee ko en général ba jafe-jafe bi askan bi yëpp di dund mu mën a changer donc loolu mooy li nga xamante ne nii mooy suñu liggéey ñun ñëpp. c'est vrai que mënoo ko xam parce que yow déjà xamoo luy politique yaa ngi ci door a dugg beneen bi ci topp mooy xamoo luy travail de base mais loolu moo jox victoire Idrissa fii ci département bu Mbacké te loolu ñi ci nekkoon ba mu am ko ñooñu ñoo ngi ciy continuer di nekk di remercier aussi jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci parti Rewmi ñoom ñoo organiser li nga xamante ni mooy point de presse bi te seen liggéey guddi ak bëccëg mooy jéem a dindi fen boobu nga teg ci kaw askan bi te mooy puusul paasul jeunesse bi nii xamal nañ ne la parti bi mu ngi puus mu ngi paas te mu ngi dugal mu ngi am victoire. bon beneen bi si topp mooy dañu gis nag vraiment suñu benn frère boo xamante ne day def politique malgré kilifa la donc moo war a tax sincèrement yu bëri bu koy waxati na sóoraale sant bi mu yor ba pare muy Cheikh Abdou Bara Dolly
bon dañ ko bëgg a xamal rek ne ko ñun suñu parti dafa organiser leaderam moom moo opté Idrissa Seck ànd ak moom ndax kóolute ak xam bi mu xam président Idrissa Seck mais nag loolu du firnde ci ne yow da ngay jóg di jël lu la neex di ko teg ci parti réew mi rawatina ci département bi ñu dëkk donc ay nit suñ la rusee da ngay xam ne dañ la rus te xam li tax ñu rus la sooy waxati ëllëg na nga xam li ngay wax parce que say wax cohérent wul nee nga jël nga des millions def ko ci campagne électorale yi Cheikh Abdou Bara Dolly man Dan Bamba ak jeunesse parti réew mi ñoo ngi lay laaj xaalis boobu kan nga ko jox ñaari oto yi nga wax ne da nga ko joxee ñoo ngi lay laaj kan nga ko jox dégg nga donc buñ la joxee cër ndax kilifa gi nga doon sincèrement da nga ko war a delloo aussi askan bi nga xamante ni nii ñoom ñoo la ko jox te sooy wax say wax aussi nekk lu cohérent beneen bi ci topp mooy gis nañ ne aussi ci écran yi que ne nga ne Idrissa victoire bi mu am fii ci département bu Mbacké yow yaa ko jox Cheikh Abdou boo amoon looy joxe dama yaakaar ne sa bopp nga koy jox wala Pape Diop ñun dañu am problème sax bu répondre la fii nii mun nañ ko nag mun nañ la répondre bu baax a baax mais comme Pape Diop dafa opté Idrissa pour ànd ak moom yow da nga war a xoolaat sa bopp selon propos yi ngay posé jëmale ko ci coalition bi jëmale ko aussi ci département bi nga xamante ni foofu lañ nekk. man la Ousseynou Gueye responsable politique fii ci commune bu Mbacké bëggoon indi tuuti rek ay tontu par rapport ak kàddu yi ñu dégg ci Mouhamed Cissé vraiment bett nañu trop ci moom mais nag bettuñu waaw pour wax rek nit ñi nga xam ne ñu ngi déglu ndax kàddu dafa garaaw ñuy wax na rek Mouhamed amul benn poste de responsabilité boo xam ne yor na ko fii ci département de Mbacké du commune bu Touba lenn loo xam ne parti bi dénk na ko wala militant yi dénk ko amul donc Mouhamed li ci gën a garaaw mooy moom bañ na ko ba milité wul sax Touba bi ñuy def élection yi di ut ñu siégé ci bureau de vote yi moom bi ñu ko woowee mënul joxe carte d'identité parce que Pikine la waroon voté Mouhamed Cissé Dakar la milité Pikine donc kooku dafa mal placé vraiment pour ñëw di wax suñu département loolu nag dañu ko may. voilà Mouhamed mooy nit boo xam ne bi mu ñëwee dafa jël ay responsabilité da koy def ca loolu mënu ko parce que permanence bi mu jëloon fii ci commune bu Mbacké quartier Palen dafa dem ba ca biir mu am fa ay arriéré de salaire ñun xam nañ lépp arriéré location yooyu mu am ci permanence bi mu dem ba ca biir borom jëlaat place bi suñu benn frère de parti bu ñuy wax Bara Diouf moom moo ñu jox benn local am fi ancien crédit mutuel bi nekkoon ñu def fa suñu permanence élection 2019 yi fa lañ ko defee ak coalition yépp ba mu jeex donc kon Mouhamed vraiment mayatuñu ko muy taxaw di wax fii ci département de Mbacké di wax ci turu parti réew mi buy wax na wax ci boppam voilà xam nañ nag lépp lii olof yi naan nag ku bëgg a dee ak ku bëgg a tuxu ñooy am kenn mënu leen téye bu bëggee dem am na sañ-sañu dem mais bu mu taxaw di attaqué suñu leader Idrissa bu mu taxaw di attaqué suñu leader di raay Macky Sall di ko waxal ci ay élections yi ay loo xam ne parce que fii la wax suñu kii yoroon chargé des élections bu parti réew mi Babacar Gueye mu tuumaal ko fi teg fa ay tuuma yoo xam ni mujj na sax tënk ko parce que fii la taxaw ni Babacar dafa jaay suñu ay élections tey jii mi ngi taxaw ni Macky Sall gagné na à 58%. kon donc ñaari wax yoo xam ni ci benn nit wax kon war naa xoolaat ko bon par rapport ak mbiru Cheikh Abdou Bara Dolly moom li ñu koy wax du bari parce que ku respecté kilifaam la muy Pape Diop ndax bi élection yi jotee vraiment coalition yi patron dafa ñëw choisir président Idrissa ni kii jafe-jafe yi nekk ci réew mi kii moo ko mën a décanter muy président Idrissa kon ñun respecté nañ trop Pape Diop te bëgguñu vraiment suñu lëngoo yam ci 2019 bëgg nañ lëngoo bi di ànd parce que jariñante la donc Cheikh Abdou kon li ñu koy wax foofu rek mooy tuumaal na suñu kilifa nee na Idrissa mi ngi gis ak Macky Sall loolu dañ koy wax ni ko du lu wér parce que defe naa ni président Idrissa ñi jàppale woon Macky Sall 2019 ba mu gagné ci la bokk mu jël ñaari nit la muy Pape Diouf bu Bambey ak Omar Gueye bu Sangalkam jox ko mais président Idrissa gëm gu mu gëm Sénégal moo tax bi ñu demee ba journaliste ñëw laaj ko xalaatam ci réew mi mënu leen affaire bi doxagul ci lañ ko waxee ni ko mbuut mbaam mott mu ni moom day préféré vraiment dem ànd ak population bi mais du nekk ci biir li gars yi def partage du gâteau du ko def waaw donc bi mu demee noonu defe naa ku fal nit wala nga jàppale ko ci falam premier mandat demoo diil ak moom waxtaanoo ak moom ba mu dem ba ci dernier mandat nekk deuxième mandat defe naa du jamono bii le président Idrissa dem di diil ak Macky Sall loolu ñun dépassé nañ loolu donc ñu ngi recadré di ko wax ni ko na xoolaat bu baax a baax parce que même li naan wax moom bu dofee tamit nopp yi koy déglu ñoo war a wér voilà nit ñi koy déglu xam nañ ni vraiment li mu wax nekkul lu wér
donc kon bu bëggee promotion na ko wute ji feneen fu dul ci président Idrissa bettu ñu nag parce que réew mi képp ku fi bëgg président promotion li ngay def mooy na nga attaqué président Idrissa Seck parce que li ñu naan boo bëggee siiw da ngay tooñ bu siiw loolu la ñu amante li ñu koy wax ñu ngi leen